xamante ni da ko rek daal di indi ci yeewu leen ajuma ju nekk di jàpp sa fulla ci jàpp sa fulla nag dañuy rek daal di ñoŋal ñi nga xamante ni ñoom ñooy dund ak handicap bañ ne kon ci seen xel ne duñu ay handicapé di dund kon naka nit normal physiquement entre guillemets di ko rek daal di dundee loolu nag tax ci 8 mars bi ñaatam nga dem defi portrait ki nga xamante ni moom mooy maman Keita bu groupe Takeifa. dëgg la Dieynaba dañuy nuyuwaat téléspectateurs yi daal di également souhaiter prompt rétablissement koo xamante ne Yoro Niang di réalisateur nekk handisport waaye tamit di directeur Abrit festival enfant jëloon naa ko fi ci benn rubrique ñu ngi koy ñaanal mu jóg ak jàmm ci li dal ci kawam bu ñu jógee foofu wax nga ko léegi Dieynaba ci rubrique jàpp sa fulla dañu dem seeti Mama Khoudia Keita Mama Khoudia Keita kat nekk groupe Takeifa waaye tamit di jigéen ci biir ay góor di seen rakk waaye tamit bu ñu jógee foofu mu ngi diriger leneen moom ak waa groupe bi mu gën ci fés kon nag loolu yëpp balaa ñu ciy ñëw dañuy ñëw ànd ak yéen ñu seetaan élément bi dellu siwaat léegi waxtaane ko. dama am chance juddu ci famille bu baax juddu ci famille bu am pas-pas ci xale juddu ci famille boo xamante ne dañu teel a mën a jël préoccupation xale def ko seen préoccupation alors bi ma juddoo yàlla def ma mel ni ma mel jaaxlewu ma benn yoon parce que sama papa mi ngi woon sama wet sama yaay mi ngi woon sama wet samay frère aussi ñi ngi woon sama wet ku nekk lépp lu mu ci waroon a waslu ak par rapport ak sama nekkin ak par rapport ak sama éducation macha allah def na ko. te loolu dafa important ci képp ki nga xamante ne dafa judd yàlla def mu mel nii mu am kii chance boobu noonu. bi mu nekkee xale ma koy dugal jardin dama seet à peu près xool mentalité ñi amoon ci albinos yi. déjà à bas âge dañ di ñaawal puune donc je me suis dit kii du ma ko utal ko handicap. moo tax ma dugal ko ci école Mariste la jàngi fa la defee jardin. fa la defee cycle primaire am ba secondaire donc am une bonne base li tax ma dugaloon ko Mariste mooy dama bëggoon mu décomplexé Mariste ay tubaab a nga fa nekk ay naar donc mu ne seen biir ràññeekuwuloon donc dina am épanouissement su gisee mu weex moromam weex donc dina am épanouissement loolu taxoon loolu moo doon but ñu dugal ko Mariste pendant que maa ngi ko dugal Mariste rakam elle était ici à côté école Dior yi la doon jàng. man guitare basse laay joué mooy instrument si bokk na si instrument yi gën a élitiste bokk si instrument yi gën a difficile macha allah bi may commencé nag métti woon na trop parce que dafay laaj effort physique dafay laaj tamit effort intellectuel mais amour bi ngeen di wax ni amour bi passion bi dafay nekk loo xamante ne xam nga basse dafa fiir waaw passion bi c'est venu vraiment complètement tout seul yàlla daf ma dimbali à ce que ma mën ko pas mën ko sax mais bëgg ci def loo xamante ne ñëpp dañ koy ràññee. association bi groupe Takeifa moo ko créé existé depuis 5 ans di def ay activités di générer ay ressources di dem ci albinos yi pour xam lan mooy seen bëgg-bëgg mais surtout pour gëmloo leen seen bopp pour gëmloo leen ni am nañu wàll ci société bi ñu xam seeni capacité intellectuelle ak seen capacité physique mooy tax ñu mën a wóolu seen bopp pour ñu mën a jouer un rôle dans cette société là te albinos am nañ chance boobu noonu am nañ chance am ay capacité intellectuelle am nañ chance am ay capacité physique ñoom tamit am nañ aussi ténacité te loolu dafa nekk loo xamante ne c'est vraiment très important à ce que albinos yi xam ko mais pas seulement albinos yi kese albinos yi seen famille ñi nekk seen école ñi nga xamante ne ñoo leen wër loolu parce que man chance boobu laa amoon bi ma nekkee xale alors c'est vraiment mon devoir et ce sera toujours mon devoir. jigéen ñi dañoo am solo jigéen moom macha allah yàlla moo ñu sagal yàlla moo ñu suturaal suñu xamee suñu cër rek day yomb ci ñun. macha allah ñi ngi gis ni jigéen ñi ñi ngi ci waar wi comme ni ñu koy waxee jigéen ñi ñi ngi ci waar wi ñi ngi ci kër gi di jouer seen rôle ci kër gi mais aussi ñi ngi hors de la maison di xool nan la ñu mën a
jàppale seen jëkkër nan la ñu mën a mottaliwee góor yi te loolu instant yi suñu génération ak ni mu méttiwee nii ñun loolu lañ gën a soxla à ce que ñun tamit ñu mën a vraiment accompagner góor yi si suñu développement au pays te j'espère que luy gën a jëm kanam lay doon incha allah. Maman Keita bu Takeifa man dama jàpp sax ne que voilà moom pour man dundul ak handicap parce que tellement elle est épanouie dans ce qu'elle fait et tout donc vraiment machallah. donc loolu Dieynaba li ko indi dañuy wax chapeau seen waa kër ak ñi nga xamante ne ñoo ko entourage am parce que tamit moom nee na yaay ji wax na ko moom wax na ko depuis bi mu nekkee xale ba léegi dañu jël seen ñi nga xamante ne ñooy ay frère am dara jotu leen ak sœur am ñu dugal leen ci yenn école yi moom ñu yóbbu ko école Maris c'est-à-dire gën ko privilégié lu tax loolu nee nañ bi mu nekkee xale moom dañoo gis ni déjà à bas âge dafa am fulla am fulla bi mooy ci mbedd mi buñ koy wax puune moo koy fajal boppam du woo kenn nee na du woo benn frère am nee na maa koy fajal sama bopp imposer sama bopp nee na bi mu nekkee xale moom la sentir ni dafa war a nekk leader moo koo xamante ne day jiite waaye tamit frère am yi seetaanuñu ko mbokkam yi seetaanuñu ko ndax frère am yooyu ci boppam bi mu demee ba ànd ak ñoom gis nañ ni li mu def mooy guitare basse mu gën ci jàng nee na dafa compliqué guitare basse moo dafa laaj liggéey bu méttee métti donc te moom jigéen la ci seen biir donc da koy liggéey la laaj bis bu nekk bu ñu ñëwee ci Care Albinos di li nga xamante ni mooy association bi mi ngi dimbali ñi nga xamante ne dañoo am laago comme moom ñi nga xamante ne ñu ngi dund am ak handicap waaye tamit am na ñeneen ñoo xamante ne dañ leen di jàppale te nekkuñu sax ay albinos donc ce qui veut dire que moom day œuvrer dans le social te xoolu ci kii kat bien vrai que ñoom la ñuy gën a mettre en avant bu ñu xoolee également ci li mu waxtaan ak ñun nekk na daal jigéen bu jàmbaare jigéen boo xamante ne xale la waaye tegul ay loxoom wala mu tàllal loxoom di ñaan kenn mi ngi liggéey. en tout cas maman même si tu la vois. si scène bi tu te rends compte que c'est une femme leader. mais booy waxtaan ak moom Dieynaba da ngay sentir présence bi nga xamante ne am na ko prestance bi nga xamante ne am na ko man j'avais benn sensation laa doon am te c'est la première fois ma am ko déjà di interviewer nit nga sentir ni kii li muy wax daf ko xam te dafa dëggu ci moom donc c'est une femme boo xamante ne ni tey jii jar na jàppale di encourager féliciter waa këram yëpp waaye tamit laaj naa ko ci ñi nga xamante ne dañ leen di jàppale am na ñu bëri ñu leen di jàppale di leen yokk doole di ay organisme waaye nee na ñaata lañ ko def ak kan moo ko def nee na du ko wax parce que Sénégal la ñu nekk te nee na bu ñu waxee ci télé wala ci rajo ñu ne jox nañ leen temps da ngay gis nee na ñi ku nekk day jóg daan ne non dañuy def association bi pour lekk mais defuñu ko pour dimbali mais nee na àdduna yëpp crème yi nga xamante ne voilà albinos yi di utiliser et tout c'est très cher en fait donc pour terminer nee na li nit yi war a xam mooy lépp loo xamante ni jaar na ci loxoom di xaalis wala lu mën di doon ci don nañu jàpp ni ci fi mu war a dem lay dem. ñi ko yeeyoo lañ koy mais en parlant de don xam nga démb journée bi ñu jagleel droit de la femme am na ay sociétés yu bëri yi nga xamante ni professeur dañoo njuróole vraiment machallah def ay fête ñeneen ñi def déjeuner ñeneen ñi dugg ci yeneen i yëngute mais dafa am benn boo xamante nañ ko ci tànn professeur muy waa Garigo Fall et Guèye di benn cabinet bi nga xamante ni ñoom dañuy def audit ak expertise ñoom seen jigéen ñi dañoo dajale lu ñu am pour dem dimbali waa centre Talibou Dabo hier quand j'ai vu les images j'étais tellement touchée que j'ai dit que voilà après la rubrique de ñaatam puisque ci même mouvance bi la dañu koy rek daal di wane kon ñu dem xool jigéen ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk Garigo Fall Guèye lu ñu def kon démb ci ndimbal foofu ca Talibou Dabo. ak xale yi ak seen yaay d'une autre manière c'est-à-dire d'une manière solidaire ñëw fii pour jàppale centre bi ci li xale yi soxla yëpp maanaam lépp lu ñu bëgg pour avancer pour mën a comporter woo pour mën a bég comme yeneen xale yi loolu moo tax tey ñu ñëw fii pour indi leen don bi parce que dina mën a jàppale xale yi ci lépp loo xamante ne moom la ñu bëgg donc à travers ça aussi nous lançons un appel à toutes les mamans du monde à toutes les femmes qui fêtent cette journée de jeter un regard de bienfaisance envers ces enfants et envers leurs mamans pour leur permettre de mieux vivre pour l'avenir d'un monde meilleur
don yi nag vraiment doo bu am solo la ndax am na ay kaan am na ay fauteuil am na ay couche yooyu yëpp mu nekk ay soxla yoo xamee ni dañ koy jëfandikoo fii bis bu nekk ci centre bi ndax ay xale lañ fi am lépp ñaar téeméer yoo xamee ni dañuy jëfandikoo dañ fiy yendu dañ fiy lekk dañ fiy naane dañ fiy fajoo kon lépp ñu ñoo leen ko yoreel tey su yàlla defee tey ñu recevoir jigéen ñu baax yi nga xamee ni seen yéene yëpp ak seen journée bi yëpp dañ ko jagleel centre bi mënuñu loolu remercier leen wax leen ne don bi recevoir nañ ko si xol bu sedd kontaan nañ si bég nañ ci kon ci sama tur ak tur kilifa yi nga xam ñoo jiite wér-gu-yaram bi ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen ñaanal yàlla ñoom it yàlla barkeel leen barkeel seen njaboot barkeel seen jotaay barkeel seen liggéey ñoom ak seen njaboot ak seen kilifa yëpp. voilà donc waa kon cabinet d'audit ak expertise Garigo Fall Guèye kon démb demoon dimbali waa Talibou Dabo joxe fa nag doomu nga xamante ni bëri na bëriwul mais dina rek daal di jëriñ xale yi parce que démb professeur ñu ngi may wax ne que xale bu nekk il faut au moins 5 personnes ñoom ñoo ko mën a jàppale parce que le temps que ñuy yéeg ci car bi di wàcc le temps que ñuy dugg seen biir classe yi ak ku leen di surveiller ak ku leen di changer seen couche yi yenn saay parce que xale bu handicapé du mën a dem defi ay besoins wam kon nu mu ko neexee donc ils ont besoin de couche le centre il faut ñu jàppale leen ils ont besoin de fauteuil ils ont besoin de personnel donc loolu professeur il faut ñu jàpp ci bu baax. waaw xam nga jàpp ci moom jàppale sa bopp la ndax maa ngi gis image léegi ñu ngi wane xale El Hadj Abdoulaye Guèye voilà donc sama waa kër a ngi ci biir suñu njaboot a ngi ci biir donc li nit ñi mën ñi ngi koy def mais du doy mais li maam Abdou Aziz si doon wax da baax yàlla na yàlla yokk leeram daraan wax ne bu nit defee lu baax nañ ko wane ci penc mi ndax ki bëgg a def lu baax ñeme doon yéene lu bon bàyyi gis naa ay gestes yu rafet ñu jox leen 25 millions keroog par à la présidence de la République ne nañ leen jàppale mais gis nga Talibou Dabo boo ko bëggee jàppale dëgg-dëgg xam nga Talibou Dabo dafa complexe parce que Talibou Dabo dafa dépendre ci ministère de la santé ba pare nekk un centre d'enseignement pédagogique donc aujourd'hui il faut ñu am réellement une véritable convention boo xam ne dañ koy signer les sociétés yi nga xam ne dañ fi nekk di jël xaalis koo ci tuddee làmb mu jox la 1 milliard jëlal sa milliard nga def ko ci làmb ji waaye tamit ren boo defee 1 milliard ci làmb ji déwén nga calculer ne 1 milliard bi war naa ko def Talibou Dabo dafa war a nekk centre bu autonome c'est-à-dire que dafa war a am dañ ko war a sécuriser ba nga moom ak Estel ak yeneen centre yooyu dañ leen a war a sécuriser ba nga xam ne c'est-à-dire dons yi bu ñëwee dafay nekk rek un plus mais du nekk loolu rek la ñuy xaar pour dund donc je pense que effort yi ñuy def nii baax na maa ngi gërëm ce cabinet là parce que tamit nit boo koy dimbalee da nga koy dimbalee li mu bëgg boo koy may oto boo xam ne mën na koo jariñoo soo fekkee xale yoo xam ne dañu yor bekki nga jox leen oto boo xam ne amul rampe mais amul benn njariñ donc au lieu nga jox leen oto boo xam ne dafa pare commandé leen oto bi ñu bëgg ñoom nit soo koy dimbalee da nga koy laaj fan mooy métti waaw li sama jarbaat Cheikh Gissé di wax naan bala ngay wokk nit da nga koy laaj fan mooy xasan ba pare waaw bu la ko waxee nga soog ko donc je pense que ça mérite des applaudissements. hier sama yaram dafa daw vraiment quand j'ai vu les enfants yi nga xamante ni ñoom la ñu jox dons yi mais aussi ñi nga xamante ni centre bi ci la noonu la mel sànq ñaatam yaa ngi may wax ne ma centre bi am na ñu bëri ñu ko bëgg a jàppale comme ni professeur wax accompagnement rek la war a nekk mais centre bi dafa war a nekk loo xamante ni centre autonome donc ñaatam dëgg la Dieynaba parce que man dama ni woon sax damay dem xool li nga xamante ne mooy seen ay jafe-jafe parce que am nañ benn nit boo xamante ne moom day dund ak handicap te mu ngi foofu ci administration bi donc kooku noonu laa ni woon damay dem gis ko toog waxtaan ak moom mu wax ma exposé ma problème yi nag bu ñu ko exposé ba pare mën na am comme li professeur wax léegi bénévole yeeg ñi bëgg a dimbali ñoom ñëpp ñu jàpp ci en attendant nguur gi daal di koy daal di ñaatam baal leen xam nga man lu may proposé rubrique gu ñaatam bii nga xam ne dañ leen ko jagle dañ koy def àjjuma bu ne man lu may proposé su fekkente ne Ndiaga Ndour may na ma ko bu ñu demee ba nga xam ne année bi mi ngi bëgg a jeex ñu def bilan émission bi def plateau bu mag invité proposition boobu maa ngi ci doon waxtaan ak Yoro ñaa bi mu doon wax léegi dafa am lu ko dal ñu invité spécialistes yi ba pare def appel à don suñu paree ñu delloo ko donc je pense que yooyu aussi les télévisions ñoom ñoo ko parce que même école bi ma fi ñëwoon on peut faire un plateau spécial bilan de l'ensemble des reportages ñëwaat sur les reportages majeurs ba pare inviter les vrais professionnels ñoom ñoo ko xam ñun dañuy wax rek li ñu yaakaar mais am na ñoo xam ne baat yi génnee moom mooy baat yi gën a yelloo pour ñu dimbale leen mais si njàng ba suur yi nga xamante ne ñoom laa doon defal ay appel fii pour nit ñi jàppale leen génn nañ fi ñu nekkoon macha allah donc non génn nañ leen dañ leen a génne c'est-à-dire jàngatuñu non
donc c'est des choses yoo xamante ne tey jii Sénégal génn nañu parce que seen parents yi ñoo doon joxe ku nekk 5000 francs pour di fay fu borom kër gi nee na dafa soxla këram depuis 6 mois fayuñu donc génn nañ leen xale yi jàngatuñu. mais loolu par contre je pense que il faut nga dem defi suivi. de cas ñaatam nga retourner foofu dem defi kon. comme dama nekkoon congé xam na fu ñu toll nii mais dinaa leen il faut retourner là-bas pour ñu gën a xamaat parce que aussi li ñuy wax rek waxaat. du yàq ay wax voilà donc c'est de la pédagogie donc il faut que ñu ñëwaat ci en attendant dinañu kon daal di dalal ci kanam waa non stress land mais en attendant on va juste féliciter donc waa Garigo Fall Gueye cabinet d'audit boobu nga xamante ni El Hadj Abdoulaye Gueye moo koy rek jiite ci seen ay action di leen ñaanal kon ñuy wéy ci action yi di nekk ci social ndaxte sénégalais yi kon soxla nañ ko bu baax a baax